أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين amma baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mbokk yi nekk ci groupe séminaire bi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu fi dunya wal axira xasana. ñu ngi am mbégte di dajawaat ak yéen beneen yoon di dalal ki nga xam ne mooy oustaz Fadal Ndiaye ci li nga xam ne mooy séminaire bi di nga xam ne mu ngi wax ci le soufisme au Sénégal. ñu nekkoon ci thème bi nga xam ne mooy numéro 4 nekk les relations entre le fondateur du mouridisme et le Coran. relation yi nga xam ne ki sos tarixa mouridiya amoon na ko ak li nga xam ne mooy tubaab yi nga xam ne jaaroon nañ fi ci loolu la Oustaz Fadal Ndiaye ñëw war a eggali ndaxte defoon na li nga xam mooy première partie bi keroog kon ñu ngi ko naan bismillah tafaddal mashkuran mahjura. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk leen ziar di ngeen yàlla subhanahu wa taala mu defuñ tawfiq defal leen ko kon ba tey ñu ànd ak yéen ci séminaire bi nga xam ñu ko dippee le soufisme au Sénégal te bii di ñeenteelu sous-thème bi te ñu dippee ko les relations entre le fondateur du mouridisme et le colon. ci partie bi nga xam ne mu kon mu weesu waxoon nañ ne relation sëñ bi ak colon bi mën nañ ko xam ñetti xaaj. mooy diggante ma colon bi ginnaaw ba mu tàmbalee woote wala ginnaaw boo xam ne baayam faatu na ba ñu jàpp ko daal di koy yóbbu exilé ko yóbbu ko xam ne mooy Gabon. ñaareelu xaaj bi ginnaaw ba mu dellusi Gabon ba niñ koy yóbbee Mauritanie. ñetteelu xaaj bi ginnaaw ba mu jugee Mauritanie ba nekk nga xam ne mooy résidence surveillée ba keroog muy faatu. kon tey ñaareelu partie lañ nekk mooy ba nga xamee ne jóge na fale exil wala boog jox nañ ko autorisation mu jóge exil. ñu taxawaat benn mbir rek mooy résumé li jiitu mooy ni sëñ bi li taxoon ñu yóbbu ko ca fee nga xam ne mooy Gabon ci li nga xam ne moo sax ci archive yi ak lettre yi bindante ak ñoom ak li ñu mën a sukkandiku mooy ne ay tuuma yu ñu tegoon ci deram la sosal koy mbir jóge ci ay nit ñoo xam ne ay nit ñuul lañu woon ñoo xam ne ñoo soxore woon wala iñaan jàpp leen wala boog am nañ ko meree ci influence am ñu tàmbaloon am ak ay nguur yoo xam ne tiitoon nañ tamit ñoom seenu nguur wala boog doon nañu jéem fexe dal ba kooku noonu la mu tàmbali gis ni moom du continuer. tubaab bi la nga xam ne moom lañ ko tuumaloon ci jihaad ak ci bëgg xeex ak ci bañal ko lépp gis na ne nekk doon lu fondé waaye nag bëggutoon na jël risque gis ampleur bi nga xam ne mi ngi ko doon tàmbalee ak comportement bi nga xam ne ay taalibeem ñu ngi ko doon comporté wu mu décidé yóbbu ko ab diir ngir wàññi influence bi loolu mu nekkoon bii bi lañ ko accusé tamit ci conseil privé mooy trouble à l'ordre public looloo tax ñu yóbbu ko bañ ko yóbbit jubluwaay bi nekkuloon rey ko nekkuloon sànki ko dañ ko yóbbu woon ngir ab diir ñu dellu ko ndax tubaab bi bëgguloon sax rey ko mu nekkub martyr ndax xam nañ ne nit soo ko defee martyr doo wàññi influence am ba dañ koy gën a yokk sax nag far bañ ko yóbbeet beruñ ko loxo ca nañ ko dencee woon nañ ko téye woon li koy firndeel mooy ne ay lettre te liir nañ ko fii lañu bind mooy fexe ba sax ñu jox ko lañuy jox ñeneen ña muy 50 francs chaque weer terew ñoo dik ay mbokkam wala bokk autorisé nañ ci lu fas Balla Mbàkke mu daal di koy seeti nam fa nekkee woon it ku gis daje ba mu dajee ak Blaise Diagne gis ne nekkeen la boo xam ne nekkoonu prison la ak li nga xam ne moom leen di distribuer ci prison doon na bind doon wax si Blaise Diagne moo ko doon na ko faral di indil li nga xam ne mooy ay feuilles mu muy bind doon na digganteeg ay nit doon na
ba bokk na ci la koy firndeel Samori gi ko doon laaj wala ko doon ñaan mu ñëw jullee ko su fekkee ne dafa faatu ala kulli xaal kon da ngay gis ne ca foofu yëpp amul lenn li nga xam ne ñu ngi koy wàllu ci wér mooy nekk ñoon ñu sànk ko ba koy boole gaynde bokkuloon sax ci méthodologie tubaab bi wut ay gaynde fu ñu jëlee gaynde wala di ko tëj ci ay fuur jommalu leen it te liy firnde na jommalu leen mooy ñaareelu étape bi ndax koo dem bëgg koo sànki mu jommal la jommal lu mel noonu nga boole gaynde mu jox ko tàndarma mais di gaynde day lekk tàndarma gaynde bi lekk tàndarma ci mit Sénégal nga koy dégg nga boole ko nga teg ko ci fuur fekk ko muy attaaya nga jéem a fexe lépp nga gis ko muy julli ci géej doon loolu niñ ci ñëw ndax te tem la ci miracle yi ñu est-ce que ne sëñ bi nga gis loolu yëpp ci moom mënoo koo rey sànq ko indiwaat ko dëkkam ba pare di ko tegaat ci problème xam kon kooku ku la jommal moom bis boo ko indiwaat da nga koy bàyyi tout tranquille xam ne kii mu defuñ ci moom dara ala kulli xaal li nga xam ne moom mooy la aju ca nekkin wa ak dewin ba da ngay gis ne bari na ci mbir yoo xam ne ay mythe la yoo xam ne dañ ko fent dañ ko sos ngir daal di ndax nit ñi jàppale ak njaam ngir ñu continuer ñoom wéy di doon jaam ci doomi kooku nga xam ne dañoo bëggoon a gëmloo ne la mu def fa mu jaar sunuy maam suñ fa jaaroon duñ jël si te ña fa jaar dil si bari nañ tamit ndax dina loolu du wàññi dara ci li nga xam ne moom mooy méritu nit ki jëmmi am na ñoo xam ne tubaab bi ñëw nañ ci jamono jooju première étape bi choisir nañ jege ko ba tubaab bi mun leen a soupçonné nga daal di yow choisir na doo ko jege bañ soupçonné la yóbbu la loolu chaque ne mérite la waaye mbir mu nekk rek foog ñu teg ko place am sinon rek mbuumuk njaam gi moom du mës a du mës a du mës a dog kon si résumé la mooy première partie bi ba 1902 ñu daal di koy dellusi ci dellusi bi tamit tubaab bi moo ko autorisé daal di koy dellusi ndaxte jàppoon na ne mën na am influence ba nga xam ne moom la doon ragal influence ba wàññi na ndaxte ñi jël décision bi ñoom jegewuñu sëñ bi xamuñu sax wala bokk la ñuy jot rek ci information mooy wala la ñuy sukkandikoo la ñuy leen di bind kon jamono jooju yëpp ñi nga xam ne ñoom bëggoon nañ débarras sëñ bi information doon yónnee di ko wax ci taalibe yi yenn saa mbir yi ay sos la lu ci ëppoon ay sos la lu xam ne dëgg la amatuñ yitte def ko kon su gouverneur bi demee ba jàpp ne juróom-ñaari at jàll na te jàpp na ne influence mën na wàññeeku na mu décidé autorisé ko mu dellusiwaat li nga xam ne boobu booy dëkkam moo dañuy wax ne mi ngi dellu si Sénégal ñu ngi ko delloo ci le 11 novembre 1902 ci daal di dellu si ci li nga xam ne moom mooy fii di Sénégal mu la Omar di wax naan le 11 novembre 1902 Ahmadou Bamba revient au Sénégal auréolé de gloire bañ ko dellu si Sénégal nag tubaab ba la nga xam ne moom la foogoon contraire bi moo am mooy ne ferveur bi dafa gën a yokk dellusi bi nga xam ne dañ koo delloo si daf ko gën a may bayre moo yóbbu nañ ko sëñ bi yóbbu nañ ko ñu yóbbu ko mu dellu si ñu delloo si ko te deewut faatuwut mi ngi nii ñooñ daal di koy jàppee miracle damay faral di wax di ne bawal bokk na ci ñaari mbir yu mu gën a ragal mooy géej ak kaso si seen waajaa ngi yóbbu ko ci géej gi yóbbu ko kaso mu dil si loolu rek doy na miracle ci ñoom ala kulli xaal bañ ko dellu si ñoom dellu si googu dañ ko jàppee miracle taalibe yi gënatee bari tubaab bi tam dafa jàppoon ne dellu si ko day wone ne moom ku am yërmande la ndax tubaab bi ni mu doon doxee mooy la carotte technique la carotte du bâton mooy day wone ak fermeté ak soxor waaye day wone beneen côté gi ak paa ak laay biir ne moom kuy def lu baax la moo tax jàpp na tam indi ko noonu dafa jàppoon ne su indee dana ñii dañu yéwén lañ ñu baax lañ ba ña ca des jël leçon ne tubaab bi day jege ko moo gën jàppalanteeg moom ndax moom ku am yërmande la bañ ko indee
la nga xam ne tamit moo la fi bàyyi woon jóge fi woon mooy mbuur sa ndaw si ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkal tubaab bi ca foofu ak yeneen ñi nga xam ne ay nit ñu ñuul lañ gis ne mbir ya ma ngay gën a bari gis ne nit ñaa ngi koy gën a topp ñu tàmbalee lañu njëkki woon commencé di bindaat gouverneur di tegi tuuma ci sëñ bi moo tax da ngay gis lettre yu bari dem na bokk na ci lettre bi nga xam ne ñu ngi koy daté ci 25 avril 1903 moo ci 1903 novembre la ñëw 1903 avril nit ñi commencé war nañ di bindi lettre di teg ay tuuma ci moom moo xam ki nga xam ne mooy Laurent ñu ne résident du Bawol oriental Laurent à monsieur l'administrateur du cercle de Thiès ñu ngi ko bindub lettre di ko wax ne Ahmadou Bamba de ba tey ba mu dellusee ba tey ci li nga xam ne moom mooy fi nga xam ne mooy exil ñoo gis ne influence bi dafa gën a bari njëkk dañoo gën a ñëw di ko topp donte nag surveillance bi nga xam ne moom lañ koy surveiller moom wane wut ne am na benn mbir bu muy waajal te melut ne dafay wane bëgg fippu waaye nag ñu nekk ci wetam moom ñi ngi gën a bari te loolu nekkul lu ñu war a mën a toléré ak yeneen i lettre mbokk na ci bi nga xam ne tey ba tey ci 25 avril ci weer woowu la nga weer woowu ñu ngi bindee lettre yu bari administrateur ñu bind ko tamit administrateur Thiès bi di ko xamal rapport bi nga xam ne bindoon na ko ci Ahmad Bamba ak renseignement yi nga xam ne jot nañ ko ci lettre ba tam ñu koy xamal ñu mën nañ koo lire ndax lettre bu xaw a gàtt la mais que monsieur l'administrateur dans votre rapport politique du mois de mars dernier vous appelez mon intention sous les agissements du marabout Ahmed Bamba, ancien déporté du Gabon, autorisé en décembre 1902 à résider dans le Bawol. Autorisation Bawol. D'après des renseignements émanant des administrateurs du Sine Saloum de Tivaouane et de Louga ainsi que du résident de Toul, ce marabout aurait pu recueillir des sommes importantes et réunir et armer un certain nombre de talibés. Comme nous tout le monde tàmbali na ñu ngi wane ne sëñ bi kon léegi dafa dajale ay taalibe dajale xaalis bari dajale armée ay taalibe mu ne ko bien que les faits que vous signalez me paraissent considérablement grossiers muy wax administrateur boobu ne ko donte li nga wax nii mooy ak lim ma ci jàpp mooy lu ñu yokk la tubaab bi xam na luy dëgg lu dëgg mooy ne mbir yii nii nga xam ne wax ngeen ko ci mbir ma daa am mbiram nag coo yokk dañ ko réyal ay tuuma la mais mu ne il ne mérite pas moins d'être vérifié à bref délai mais nag loolu faaw ñu vérifier ko donte moom jàpp ne loolu wérul sëñ bi ñu mi ngi am xaalis bari mi ngi armé ay taalibeem waaye nag tubaab yi moom du jël risque bëggu dara bett ko mu ne nañ ko vérifier mu koy wax ne aussi je vous prie de surveiller étroitement l'agissement d'Ahmadou Bamba, de savoir combien de gens forment son entourage habituel, combien d'entre eux sont armés et de quelle arme dispose mu koy sant pour mu xool Ahmadou Bamba ni muy doxalee ak ñi ko wër ndax armé wu nañu ak sunu armé wa tamit lan la ñuy yor comme arme naam bokk na tamit ci yeneen i mbir firnde tuuma yooyu ba tey benn journal du Poste mois de mai ba tey 1903 ak télégramme de l'administration de Thiès boo xam ne convoqué ne sëñ bi ci délai 8 jours ñu jël télégramme boobu yónnee ko sëñ bi pour wuyu ko ñu ne sëñ bi ba mu ko mbir mi jotee dafa bañ
ne du wuyu ne moom c'est le captif de Dieu qui rend cette réponse, un captif de Dieu qui se suffit de son maître. Il fait connaître au commandant d'Indiarem que paix soit à celui qui marche dans le sentier droit. Après ceci, il fait connaître qu'il a reçu sa lettre et lui fait savoir comme réponse qu'il est captif de Dieu et ne reconnaît pas d'autre maître que lui. Et sëñ bi da ko tontu ne ko moom reconnaître benn maître ku dul yàlla ne bañal ko ne du ko wuyu. lii yëpp mi ngi aju ci tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko tuuma sëñ bi pour ñu daal di koy jëlaat daal di koy yóbbu. lu bari aju na ci administrateur cercle de Thiès am na yoon tamit bi nga aju ci administrateur wu Tivaouane jamono jooj. bokk nañu ko bind ne ko les renseignements que je reçois sur le marabout Ahmadou Bamba le représentent comme ayant pris une attitude telle qu'il est absolument nécessaire que je sois très exactement renseigné sur ses agissements. tubaab bi nga xam ne li nga xam ne moom la administrateur Thiès bi di wax xaw na ci douter ci ne am na luñ ci yokk am na lu ci muy vérifié waat ci administrateur u Tivaouane bi di ko wax ne renseignement yi nga xam ne jot naa ko ci sëriñ bi di Ahmadou Bamba ne dafa jël benn attitude boobu noonu bëggoon naa xam dëgg-dëgg lu xew ci tuuru Ahmed Bamba. mu ne ndaxte ñi ko wër te dafa jafe xam li Ahmed Bamba lu muy rabas ñi ko wër ñoom duñu bàyyi lu dut ñu jege ko lu dut ñi nga xam ne ñoom la ñu am wóolte ci ñoom. man ko jàpp na ko ci expérience am dina ko mën a jege pour jox ko renseignement yoo xam ne moo wér. archive yu bari di wane mooy ci dënk mooy ne 1902 ba mu ñëwee ba 1903 bokk ñu tàmbalee ay tuuma yu bare tuuma ya bokk na ca ne dañ koy woo du wuyu bokk na ca ne dafay dajale ay taalibe yoo xam ne dañoo armé wu bokk na ca ne reconnaître route li nga xam ne mooy ñoom seen ko kilifteef ba tubaab bi yónnee ay lettre pour woo ko Saint-Louis ñoom ñu daal di xamal tubaab bi ne dafa bañ ñi nga xam ne ñoom lañ ko sëkkal ñoom la tubaab bi di jox pour ñu yónni ko ñu xamal ni ko dafa bañ ne du wuyu ci Saint-Louis. loolu mooy ñoom attitude bi ñu am jëmale ci sëñ Tuubaa mooy ne fa ci sëñ bi bokk nga xam ne attitude bi am jëmale ci moom amut loo xam ne soppeeku na ca mooy lan sosal ko tuumaal ko ci ay mbir yoo xam ne da koy wàcc ba gën a yokk suspicion tubaab bi fii nii li ñu fiy gën a jàngat bi gën a taxaw mooy dangay gis ne tubaab bi kii mu indiwaat nii nekkut koo xam ne jàppoon na ne dafay ñëw indiwaat trouble daa jàppoon ne daa andi koo xam ne su ñuy indi trouble fekkoon ni kon la ñuy wax foofu yëpp am na tubaab bi du am attitude bi kon du laaj ay nit sax di ko jaxaseeg sëñ bi di indi ay mbir day xam ne kii nii moom mënu ci moom dara waaye tubaab bi daa jàppoon ne am na ku ñu indi nañ ko lañ doon njort dootul am waaye rek nit ña ñoom continuer di sos léegi mu des lan mooy tontu sëñ bi ci lii sëñ bi man attitude la am ca njëkk ba gis ne sëñ bi gis ñoon ca moom mu yitte woon torop di négocier wala boog di teggi tuuma ya nga xam ne tegoon nañ ko ba ñu yóbbu ko Gabon waaye fii na gis attitude dafa changé attitude bi mooy dafay bindanteeg tubaab bi day tontu tubaab bi di xamal ne mbir yañ koy wax ne moom la bëgg moom la nar lépp ay sos la mooy ñaan tubaab bi mu bañ a gëm li nga xam ne moom la soskat yi di wax ci moom ne lañ koy waxal moom defu ci dara ba xamle sax ne ñàkk wuyu ga mu ñàkk wuyu ji Saint-Louis nekkul woon ne daa bañ a wuyu ji waaye dafa feebar googu noonu moo taxoon mu yabal ki nga xam ne mooy Ibra Faati mu daal di koy représenté li koy firndeel mooy ñaari lettre yoo xam ne sëñ bi bind na ko dañuy jël ñaari lettre yooyu kese daal di doyloo ko ci mu nekk attitude sëñ bi ak tubaab bi ci
tuuma yooyu nga xam ne teg nañ ko ci kawam. benn lettre bi Omar Ba dina ko ci archive yi national la bokk. Omar Ba ku leer téeréem xam ne jegewut bañ sëñ ba taalibe bu sax mën nga ko tuddee taalibe murid sadiq la, lépp doon défendre sëñ bi. moo doon des lettres da ngay gis ne da koo bindee bind gu ndaw ca suuf. nekkut la mu bokk nag wute nag na muy fësale yeneen lettre loolu moom xawma sax lu ma ci nañ ciy jànge àla kulli xaal noonu la ko demee war nag ne nekkut ne koo xam ne la benn mbir mooy lettre ba nga xam ne ñëw na ci rawaan mbay bi te ñu def débattoon ci waajoo ji Xaadim Buso te mu wone foon ñàkk xamam ak ñimee yàllam. mooy lettre boo xam ne lettre bu sax la boo xam ne dafa dëppoog lii ñëpp di wax ci ginnaaw ba sëñ bi ñëwee, mooy ne nit ñi daan nañ ko tuumaal ay mbir yoo xam ne amut, moom nag mu jóg lan mun naa changement boobu moo nag mooy attitude mun naa doon jógee ci ay mbokkam. ay mbokkam bëgg ñu yóbbuwaat ko ne ko nag faaw rek mu changé attitude tubaab bi, xamal leen jéem leen a rassuré. mun naa jóge tamit ci moom ala kulli xaal. mun naa nekk lettre mu daal di koy dicté wala mu bindal ko boppam, mais lu ci am mooy lettre yoo xam ne ci moom la bàyyi ko, moom lañ ko signé lo moom moo ko signé ci moom la bàyyi ko ngir xam ne lii nii ñii di wax nii amut, gëmal li nga xam ne moom laa la wax. général dafa bind sëñ bi directement ba ko nit ñi waxee ay mbir ba mu jotee lettre administrateur cercle Thiès Tivaouane, dafa bind nag lettre directement sëñ bi. ginnaaw ba mu jotee tamit ne baaxaan dafa daal di convoqué sëñ bi bañ. mu ne ko Baaxaan Diop, fils de Lat Dior, ancien damel du Kayor que j'ai placé à la tête du Baol oriental, s'est rendu à Touba Mbacké le 17 avril dernier. Il t'a invité à se présenter à lui. Tu lui as répondu que tu ne voulais plus avoir affaire avec les chefs, mais ne traiter qu'avec le gouverneur général. Convoqué par l'administrateur commandant le cercle de Thiès, tu as refusé le 7 mai de te rendre à son appel. Moi-même, je t'ai envoyé un taleb de Cheikh Sidia. Je t'ai écrit le 12 mai, et Cheikh Sidia t'a écrit pour t'inviter à te rendre à Saint-Louis. Tu n'y es pas venu. bu nga xam ne Baaxaan Diop bi nga xam ne mooy doomu Lat Joor ba nga xam ne tubaab bi da koo rey, mooy Sénégal dëkk bu yéeme la. ñi nga xam ne ñoom la seen bàyyi xeex ba ñu rey leen, ñoom ñooy ñëw toog ànd ak tubaab bi teg leen fa ñuy doxal tubaab bi. wala dëkk bu yéeme mooy Sénégal. deret ju doy waar mooy daw ci ñenn Sénégal yi muhim ndax loo xam ne doo koy pour nga gis ko ci histoire yeneen dëkk yi lu doy waar la. ndaxte ñi nga xam ne ñoo toogoon ñëpp ginnaaw ga buuna ba ñu rey bàyyam la ko tubaab bi nekk tubaab bi Baaxaan bii nii ñu rey tubaab bi rey bàyyam. xalaa ko la moo nit mën nañoo liggéey sax ba dem seeni doom ñëw toog lañ doon def ñu def contraire ba. xalaa ko la mu ne ko Baaxaan Jóob moom nga xam ne mooy ancien damel di Kayor ba placé ca tetu Bawol tubaab baa ko fa teg woo na la Mbàkke nga di bañ. te Baaxaan Jóob mi ab mujj gi dañuy wax ne jébbalu na. mu ne dala woo pour nga ñëw daal di koy fekki nga daal di ne ko yow bëggatoo am affaire ak mbuur sa ndaw si, yow ka nga bëgg am affaire directement mooy gouverneur général. mu ne ko administrateur u cercle Thiès bi moom tamit woo na la 7 mai nga daal di bañ. mu ne man tamit yónnee naa ab sàkkute boo xam ne Cheikh Sida mun fàtte moo nekkoon sëriñu sëñ bi. mu ne du 12 mai moom Cheikh Sida bind na la pour nga daal di wuyu. Cheikh Sida tam bind na la pour nga wuyu ji Saint-Louis mais ñëwu. mu ne je t'ai fait porter une seconde lettre par l'interprète Fara Biram bi mooy Fara Biram Lo moom lii feeñ ci mbir yi mooy ka nga xam ne sax moom moo jaaylu Samba Lawbe ab interprète la woon boo xam ne bu say-say. mu ne ko Fara Biram Lo bi le 21 mai pour tànga moom tamit yónnee na jon ab lettre pour t'engager de nouveau à venir à Saint-Louis. Tu es encore refusé. moom tamit nga daal di bañ. mu ne en agissant ainsi, tu as manqué à la loi du prophète qui dit d'obéir et de respecter l'autorité du pays. Tu as affiché le mépris de mon autorité, ma patience, hélas. mu ne ko da ngay si nii nga xam ne moom nga jëfee de
soo ko ni nga ko jëfee nii wàcc nga yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallam mooy ban mooy yonent bi sallallahu day digal nit ñi as-sam'u wa taali walaatul umuur lii ne la ma tubaab bi xam lii tubaab bi bokk na ñi ko doon defal lii ci noppam bokkoon na ci si ñi sant si ñoom Malik si ñoom Babacar si dañ doon jël xadis yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci topp walaatul umuur ña nga xam ne ñooy njiitu jullit ñi topp leen as-sam'u wa taali man maata laysa fi unuqihi bay'a maata maytan jaahiliyya aleykum bi sam'ata in kaana abdan xabashi xadis yi ñëw ci loolu yëpp ñoom dañ ko doon jël di ko tudd ne dañoo waroon a topp ak déggal tubaab bi nga xam ne dafa ñëw daal ñuy noot loolu la fekk ne jëxal la murakkab ak ndax nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxut ab yéefar bu ñëw not la ko du ko war a déggal di ko topp kooku la war a ci moom mooy xeex ak moom soo amee doole sax mu doole nag nga nekk sa dëkk nekk bu dëkk wax ne muxtal la waaye nag sëkkoog moom li nga xam mooy sama taala la ngay def ke dañ la ko forcé waaye da nga ci am pexe moo tax mu koy bind nii di ko xamal ne ko yow de wàcc nga yoon woowu mooy wàcc nga yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa jàpp ne yonent dafa wax ne da ngay ñëw dëkk jàmbur noot leen ëpp leen doole ñu war laa diggal war laa toppal ba ku diggul toppal wàcc na yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko àllahu ci te xamal nag mu koy xamal ne ko nag xamal ne sama patience am na fu mu yem tubaab bi kon moom ka mu yóbbuwoon tiitalu ko jommalu ko ragalu ko ndax su fekkoon la ñuy wax yëpp ci géej gi am na du wax nii ak koo yóbbu bëgg dugal ko ci fuur fekk ko muy attaaya nga boole ko gaynde mu jox ko tàndarma mu yëy am nga gis ko muy julli ci géej di nga ko dellu si pare rek di ko menacé wat nii xanaa da ngaa dof tubaab bi dofut tubaab bi mën nga koo wax lépp ba mu def ak ndof mu ne ko à l'heure où tu recevras cette lettre tu es cerné de toutes parts ne ko nag jamono ji nga jot lettre bi xamal ni wër nañ la fépp les routes de la Gambie sont fermées au sud celles du fleuve du nord celles du Ferlo le sont également mooy lépp wër nañ la mooy lal ci saa yi mën a tawar ci fenn mu ne ko des troupes entourent ton village même prêt à l'emporter à s'emparer de toi de vive force waa bi dafa pare woon pour dal ko ndax basé wu ci mbir yi nga xam ne ñoom la ko gars yi yónnee te soo xoolee administrateur chef bu Thiès bi Taïwan bi ak Biram Lo bi nekk ci bi da ngay gis ne ñii ñëpp ay nit lañ ñoo xam ne jaay nañ ñu baree boo dee nañu ak tubaab bi ñu baree bare jaxase na tubaab bi ñu baree bëri mu xamal woon tubaab sans doute être la cause de la mort de plusieurs de tes talibés peut-être toi-même seras-tu atteint dans le combat li xamal nag mooy tubaab bi xawoon na gëm yenn ci mbir ya wala boog muy tiitalaate xamal ne soo résister di nga nekk ki nga xam ne yaay causé deewuk taalibe yi bëri yow sax mën na la ci reyaale kon tubaab bi moom gisut ne que mu indi da ko jàmmal ba mënu koo rey mu ne ko réfléchir et examine ce n'est pas mieux obéir à la loi du Coran et te soumettre à l'autorité du pays qui est la mienne mu ne ko mu daal di tubaab bu fuy la nag tubaab bi moom ne beew na de neen yàlla du may metti fay leen li ñu tooñ mu ne ko nag maa ngi lay xamal nga réfléchir xalaat bu baax te xam ne li gën mooy nga topp alquran topp parce que lii liñ ci ñëw ci parce que collabo yi nekkoon Sénégal sëriñ si xam ne ñu bari dañoo collaboré woon fii nañ taxaw mooy sëñ bi moom collaboré wuloon fii ba fii nii ñuy wax ni collaboré wut moom dafa nekk fële waaye tamit nekkut koo xam ne dafa résister wala dafa am lenn loo xam ne boog tubaab bi def na ko surtout résistance passive la dafa toog jàpp ñàpparam mooy résistance passive foofu ñu jël mbir yëpp teg ko ci palaasam mais ñëlee dañoo gëmloo woon tubaab bi ne topp tubaab bi nga xam ne Sénégal ñi ko jaay sëriñ si la ba tey ñoo jaay Sénégal dañoo gëmloo tubaab bi ne ko topp tubaab bi déggal ko looloy alquran looloy sunna liñ ko ñëw fii nañ ko lire fii ci ay lettres yoo xam ne Babacar Si da koy bind wax ne les blancs sont nos maîtres noir sur blanc ay taalibam di ko bàkkoo saaxibu sajjad al kabir bu Algérie bind ay lettres yóbbu Malick Sy pour wal ne dañoo war a jàppale topp leen déggal ko fii lañ tollu Sénégal ñooñu nga xam ne ci yeneen dëkk ya ba ñu paree ci mbir yooyu ñooñu dañ leen jël teg leen fële am luñ fa am fuñ jaar ak ñoom tey ñooñu lañu jël def leen ñu nekk ñoo xam ne ñoom la ñu war a soumettre tubaab bi la mu jeexalee lettre bi mooy ne ko nag ton sort entre tes mains il sera celui que tu feras par ta décision ne ko mbir na solo nekk mooy yow yaay jël décision yooyu saa yi say mbir moom
mooy nga nangu daal di xalaat daal di nangu ñoo toppal ñu nangu ñoo diggal mbir yi daal di jaar yoon. xamal ne tubaab bi fii nii yëpp lañ ko defal lépp ay sos la, ay mbir yow dañ ko tuumal sëñ bi. man sëñ bi lay gëm ndax sëñ bi dafa tontu wala gëm ci ñi nga xam ne dañ ko tuumal mbir yi. ak tamit tubaab bi bëgg na jamono ji moom sax moom autorité am daal di feeñ dëgg nag, mooy bëgg tuut ab sëñ boo am da ngay toog fële rek nekk jàpp sa ñàmbur doo def allégeance sëñ bi mu allégeance la bëgg. sëñ bi tontu na mu daal tontu na tubaab bi tontu ko ci li nga xam ne ci benn lettre boo xam ne ñu ko bind juin 1903 ci arab lu ko bind la chèque ñu traduire ko tamit en français ci archive bi. sëñ bi nee na ko je te fais savoir que je n'écris jamais quelque chose ni ne le parle sans qu'il me soit venu du fond de mon cœur. sëñ bi ne ko xamal ne man duma wax dara te duma bind dara lu dut ne la may wax la may bind sama xol la jóge. mu ne ko je te prie de ne pas écouter les gens qui dans le but d'avoir des biens vont me calomnier auprès de toi. mu ne ko maa ngi lay ñaan nga bañ a gëm ñi nga xam ne ngir rek am pañetu àdduna dañuy ñëw di ma sosal ci yow. mon refus de me rendre à Saint-Louis n'étant motivé par aucune cause qui peut m'attirer ton mécontentement. mu ne ko gis nga bañ gi ma bañoon a ñëw Saint-Louis amut lenn lu ma motivé lu war a mën a wala boog amut bañ googu noonu li ko waral bañ a ñëw googu boog amut lenn lu ko waral lu war a tax nga mere ma. je te prie de changer ton opinion sur moi. mu ne ko maa ngi lay ñaan sa gisin bi nga am ci man nga changer ko. aie de bonnes idées sur moi et sache que je suis un homme qui ne demande à Dieu que la paix et la tranquillité. mu ne ko dama bëgg li nga jàpp ci man nga dindi ko te xam ne man nit laa koo xam ne ñaanuma yàlla lu dul jàmm ak tranquillité ak jàmm ak salaam afin de pouvoir bien observer la loi du prophète. li ma bëgg man mooy jàmm si leen bi jàmm laa bëgg ak salaam ngir mën a topp yonent bi. mu ne je cite le chapitre suivant du Coran qui parle de l'unité de Dieu. dit Dieu est un, c'est le Dieu qui tous les êtres s'adressent dans leurs besoins. Il n'a point enfanté et n'a point enfanté, il n'a point d'égal en qui que ce soit. mu daal koy taril qul allahu ahad. xam naa nag lii la ñoom Gana Messere jël jaxase ko dem bureau ba ca Ndar naan dem nangu dana ko qul allahu ahad kadabta kadab wal ahad yëpp lañ jël daal di koy def beneen soos. mu bind ko fii nii da ko xamal ne moom li mu bëgg mooy jaamu yàlla te yàlla kenn la moom bëggut leneen te ñii nii lépp dañ koo sos. Voilà la réception de cette lettre. Je te prie de ne plus écouter les gens qui cherchent à nous mettre mal. mu ne ko soo jotee lettre bi maa ngi lay ñaan nga bañ a tee déglu képp koo xam ne daf ñuy jéem a jaxase ma rek yow. mu ne ko tu peux répondre à celui qui t'a dit que je ne suis pas observateur des lois du prophète qu'il n'a pas dit la vérité. mu ne ko mën ngaa wax ki nga xam ne moom moo wax ne man duma topp yoonu yenente bi ne waxu dëgg. fii sëñ bi nga fekk ne uslub bi mu jël fii dañ koy ràññee ci uslub waa bool mooy fii nii tubaab bi la bëgg a waatee waxoo dëgg parce que tubaab bi moo ko wax ne yow toppoo yoonu yenente bi mais mënu koo wax directement mu ne ko tubaab bi xamal ne waxal ña la wax ne man topp ma yoonu yenente bi ñooñu waxuñu dëgg xamal leen loolu. car je n'ai d'autre besoin dans ce monde que de suivre strictement ses recommandations dans la mesure du possible. ndax xamal ne man amul benn jubluwaay fii ci àdduna lu du topp ay ndigalam ci kama kéem kàttan ko am leen may fàttali loolu doon jéem a topp yonent bi ci kéem kàttanam moom ma ko waxal boppam
fii nii nee na car j'ai d'autres besoins dans ce monde que de suivre strictement ces recommandations dans la mesure du possible mooy dafay jéem a topp li nga xam ne mooy yonent bi ci kéem kattanam. am na ñuy fàttali ñi nga xam ne fan yi topp na actualité bi mu ne je porte à ta connaissance que mes paroles sont conformes à mes actes te maa ngi lay xamal ne man li may wax daal dëppoo ak samay jëf mu ne je te pardonne toi et ton entourage et je prie qu'après cette lettre de ne plus écouter les calomniateurs et les égoïstes sëñ bi ne ko maa ngi lay ñaan soo jotee lettre bi pare baal naa la yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci yi ngeen foog ci man yi ngeen jàpp ci man te ma sori ko lool te maa ngi lay ñaan soo jotee sama lettre bi nga bañ a tee déglu mukk ñi nga xam ne ñoom ñoomay sosal sëñ bi ci lettre bi nii dafa leer ci lettre bu leer la nañ ne sëñ bi dañ ko sosal ay mbir nekkuloon ko taxaw di jaayanteeg tubaab bi doole jigaloon tubaab bi ànduloon nag ak ñoom comme ni ko ñenn ñi defee ci jamono ji ñu toll nii mooy par étape la ñuy dem ñun étape bii nii waaye nag mi ngi négocier tubaab bi pour ñu bañ koo bañ a def la nga xam moom la ñu wax bañ a gëm liñ koy sosal te lettre bi am na solo ci décision tubaab bi la nga xam ne mooy am après fii tamit ñu taxaw fi benn taxaw bu ndaw mooy ci lislaam su fekkee dëkku jub dañ ko noot ñu noot la naam amoo kàttan goo xeexee ndaxte lii di al quwa moom ci jihaad ñetti jihaad yëpp dañ ko laaj jihaadu daf jihaadu nas jihaad talab xabaar ji kese ñooy jël bëgg a jénne quwa dindi ko ci naan jihaad daf abat loolu laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla subhaanahu wa taala wax kenn xeexal ñu rey la donte xam nga ne mënoo gañ a xeex ba ndaxte amoo doole ja kon position bii nii charan gis ñu ci lu ci mën a ŋàññi charan amul lu ci ñu ŋàññi amul lu ci wàññi doyoob boroom xam-xam bu doxalee nii dañ ko noot ëpp ko doole mu gis sax nag ci ñi nga xam ne jéemoon nañoo résister fañ jaar ak ñoom ndax mos naa toog ak ay taalib ñoo ne ci téere bi sax ñu koy wax mooy leen ana diw ana diw ana diw dee na ana diw dee na ana wul fuuti rey nañ ko ana rajo rey nañ ko ana bur la mu xamal leen ni kon yoon boobu moom amuñu doole pour kon nañ jaar beneen yoon mooy toog jàmm suñu ñaambur jàngale kon moom yoonam nekkul woon yoonu collaboré ci jamono jii nand ko amutam ak ŋàññ waaye ñi ko jàppee ŋàññ nag mooy ñuy sos ay mbir yokk ay mbir yu ca bokkut ba gëmloo ko nit ñi su ñëwee jëlaat mbir yi tegal seen plan jàpp la nga ŋàññ déet fii ŋàññ amu fi fii di lii mooy histoire mooy lii la fii la jaar ak ñoom te yoon boobu nekkut charia ŋàññ ko mooy mun daal di négocier fii nii mu wax ak ñoom wax ju tey mu wax ak ñoom wax ju sedd wax ak ñoom pour ñu bàyyi ko muccal boppam muccal ay taalibeem loolu ci charan man gisuma loo xam ne daf koy dàq su fekkee ne dañ laa nootee ni nga xam tubaab noonu noote woon Sénégal te fii it képp ku ko déglu ku ko lii sa xol dina sot ci mere ña nga xam ne ñoo doon sos yooyu ñoo doon def yooyu ànd ak tubaab bi ngir seen mbir bu moo tax tubaab seen ñu leen tuddee et les égoïstes ay nit ñoo xam ne seen bopp lañu xalaat te Sénégal ba tey jii moom moo am Sénégal ñu bari xalaatuñu dara mën nañoo jaay seen waa kër ngir seen yëfi bopp mën nañu jaay Sénégal gépp jaay koy tubaab ngir ñoom seen tëddanga bopp moo amoon Sénégal ba tey dara changé wu ci te képp ku taxaw bëgg a wuteeg loolu ñu diaboliser la ala ko lal fii nii kon lettre bi moom lettre la boo xam ne dafa teggi tuuma ga mu teggi mooy sos yi ñu ko sosaloon ak ñàkk a wuyu ga nga xam ne moom la doon ñàkk a wuyu nga gis ne nag ñi nga xam ne tey ñoo ñëw di ko sosal dañoo wëlbati mbir yi di ko sosal yeneen mbir même tuuma yooyu njël ko pour yëkkati ko moom mooy jamono jii nii ñii dañ ko doon sosal pour sànk ko ñeneen ñi tey dañ koy jël sosal ko loolu ngir dund ñoom Gana Messere mooy dañ koy sosal dafa bañal tubaab bi dafa leen joxoñ dafa leen jonkar bi ñoom li leen tax a jug seen pour seeni intérêt bopp dund ci loolu nit ñi topp leen topp ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk seeni sëriñ tey xam ne sos bi moo continuer ñee dañ koo sosaloon mu teggi tuuma googu wan ne lii amut ndaxte dañ koo bëggoon a sànq
ñii tey ñëw nag sos yooyu ñu jël ko utiliser ko pour daal di ciy dundee pour ndax daal di ndax nit ñi. mooy lettre bi nga xam ne lettre boobu liiroon nañ ko fii mi ngi ci YouTube bi te mooy lettre bi nga xam ne mi ngi ñëw ci Désiré Rawane Mbaye bi te lettre ba tam mu ciy xamal tubaab bi ne ko li waral ba mu ko woy Saint-Louis ñëwut mu koy xamal ne ba mu jugee Gabon ba tey dafa ëndaale ab tawat mooy tawat goo xam ne su doxee tuuti sax su waree sonn su doxee sonn te tawat googu noonu moo waral ne ba ko mbir yi ñëwalee dafa yóbbu ñu ko wooyee ne ko tubaab bi woo na ko dafa yóbbi ko muy Ibra Fall mu ngi xamal tamit ne la ñuy wax ne ba mu ko mbaaxaan woowee wuyu ko loolu amut mu ne ko ba ko mbaaxaan woowee wuyu ji na mbaaxaan jóob muy xamle ne tubaab bi daal ne ko su fekkee ne daa bëgg nag moom mu ñëw ci jëmmam mënoon bu defaati waaye fekkee daa bëgg moom mu ñëw ci jëmmam dina def lépp ngir ñëw donte sax bakkanam da ciy rot donte ne bakkanam day rot moom dina wuyu ji Saint-Louis daal di koy xamal ci lettre boobu ne tamit ne nit ñi dañuy sos te bu mu jël bu tubaab bi jël li nga xam ne moom la nit ñi wax ci moom la ko nit ñi di sosal foofu sax ma ngay xaw a tudd tamit yenn ay aaya yu xaw a nduroog jeng ci li nga xam ne moom mooy li sëriñ sa sosoon ngir daal di jël ahadis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gëm la ñu war a toppal diggal li nga xam ne moom mooy tubaab bi kon lii nii li muy firndeel ci jamono ji nii mooy sëñ bi jamono ji tàmbale na ci ay lettre négocier bëgg daal ñu bakkoo ci jàmmam mu jaamu yàlla jéem a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tubaab bi ba tey loolu arrangé ko ndax ci lettre yi ñu bind ñoom ñu ngi gis influence bi nit ñaa ngi gën a bari dañoo jàpp ne de kii dafa ñëw miraculeusement ila axiri mu daal di jël beneen décision ndaxte décision li ko wala mooy xam na ne mbir yi nii ñu ko wax mu def ko waaye ba tey la mu bëggoona la ñu bëggoona li nga xam ne moom mooy wàññi influence am dellu si bi la ko gën a yokk waaye ci 17 juin 1903 kii di gouverneur ba tey Merlin daal di recevoir Serigne Touba mu daal di comme ànd ak xam ne mooy kii nga xam ne mooy taalibe Cheikh Sidiya Cheikh yi dafa bind tubaab bi di leen ñaan sax ñoom ñu bañ ko yóbbuwaat fenn bàyyi ko mu ñëw ci ñoo gi indi fële ci Mauritanie moo tax mu ne le 17 juin 1903 Moussa Mer le gouverneur général a reçu Ahmadou Bamba accompagné d'un taalibe de Cheikh Sidiya. Il lui a fait connaître que par estime personnelle pour Cheikh Sidiya, qui a intercédé pour lui, et aussi pour lui tenir compte de ce que, malgré sa persistante désobéissance aux ordres de convocation à Saint-Louis, il s'est rendu sans résistance et avant que les troupes envoyées vers lui ne soient arrivées à Mbacké. Il voulait bien de ne pas le faire déporter au Gabon. Ahmadou Bamba sera confié à Cheikh Sidiya, qui devra le conserver dans une des zaouïas et veiller aux soins à ce qu'il ne puisse s'évader ni communiquer avec ses anciens talibés ou partisans du Bawol ou autres provinces. mu ne Merlin mooy gouverneur général moom recevoir na Ahmadou Bamba ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sidiya te xamal na ko malgré ne woo nañ ko lu bari ñëwut mais malgré loolu tamit mooy bis ba ñëwee wër yónnee sëñ Tuubaa sëñ bi dafa bokk il s'est rendu sans résistance avant même troupe ba nga xam ne yónnee woon nañ ko ca moom daal di igsi kon ci loolu ak fi mu teg tubaab bi fi nga xam ne teg na fa Cheikh Sidiya mooy sëriñu Xaadar bi nga xam ne moo nekkoon wasilam fële ca Mauritanie mu ne estime bi nga xam ne am na ko ci Cheikh Sidiya
décidé ne lu yóbbuwaat sëñ bi Gabon. fii itam dafa am solo mooy ne koo yóbbu Gabon def ko jëm koo sànq ci lépp mu dellu si nga bëgg ko jële yóbbaat ko Gabon loolu lañ njëriñ fii ko gis ko muy julli gis ko ñu boole ko gaynde tëj ko ci fóor def lépp mu dellu si ne mu jommal la nga dellu si waat matul at nga bëgg koo delloowaat nga xam ne kon fii mën a yóbbootu ko Gabon ndax dafa respecté wala dafa am estime ci Cheikh Sidiya mais la muy def mooy da koy yóbbu dénk ko Cheikh Sidiya Sidiya dina ko teg ci yenn zawayaam yi te nag foofu foog mu daal di veiller bu baax que sëñ bi du mën a rëcc te du mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibeem ya ak ñi nga xam ne ñoo ko topp ca Bawal kon décision bii nii moom si lañ décidé ne dañuy jël sëñ bi fii daal koy yóbbu nga xam ne Mauritanie ci intercession ki nga xam ne moom mooy Cheikh Sidiya moo ràmmu sëñ bi wax moom jébbal naa la sama bopp ànd ak laaxira Sidiya mi ngi ko fay mi ngi ko fay mi ngi koy jëfe foofu mooy fii dafa ràmmu sëñ bi pour jël ko ñu yóbbu ko Mauritanie pour ñu yóbbu ko fi xam ne mooy Mauritanie ci benn zawiya ci zawiya mi war koo surveiller moo tax mu ne ba tey Omar nga ne à la veille de son départ en résidence obligatoire à Soutelma Mauritanie mooy fin yow mooy résidence obligatoire en 1930 Ahmadou Bamba adresse sa recommandation suivante à son frère Cheikh Ibra Fati di Mame Thierno ci la donc ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci lay dénkaane ay dénkaane ki nga xam ne mooy Mame Thierno dénkaan yooyu mu jox Mame Thierno ci tubaab bi la ko jaareel pour ñu daal di koy jox ki nga xam ne mooy Mame Thierno mooy Ibra Fati mais nee nañ pour des raisons politiques mooy dénkaan yi mu dénkaane woon ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mame Thierno Birahim Mbacké moom ñuy wax ndaamal daaru Ibra Fati tubaab yi joxuñu ko lettre ba mais amar nga ne originalu lettre boobu ci arab ba tey ñu ngi ko conservé fële ca archive nationale andi na ko photo lettre bi en français mais nekkut lettre lu c'est pas très lisible mooy recommandation bi nga xam ne sëñ bi jox na ko tubaab bi pour ñu jox ko Mame Thierno Birahim Ibra Fati mu nekk ay dénkaane yu mu ko doon jox balaa ñu koy yóbbu fa nga xam ne mooy Mauritanie ca Cheikh Sidiya kon nii lañ jëlee sëñ bi daal di koy yóbbuwaat Mauritanie nga nekkuloon ngir sànki ko nekkoon ray ko leer na ci ni ko yóbbu ngir daal di koy teg foofu ba tey ngir wàññi influence am fii moo tax bëggatu doon taalibe bi gisante moom gisoon kenn di ko seeti bañ jëlee sëñ yóbbu ko nag Mauritanie ba 1906 jàpp 1907 ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo bokk commandant cercle ba nga xam ne moom fa lañ ko yóbbu bu Taraza ak Sidiya ak commissaire wu gouvernement général bu territoire civil Mauritanie ñoom ñoom gis ne sëñ bi ma fi nekkee ba tey amul benn attitude boo xam ne wute naag wala dëppoo nag attitude yi nga xam ne moo tax ñu indi ko fii nag ngay gis ne ñoom naar yi amuñu woon intérêt sosal sëñ bi te Sidiya ku ab wëllëre rab sëriñam la te ña nekk foofu tamit tubaab yi nekk foofu tamit gis ñoon benn problème ak sëñ bi amul leen dara buñ koy sosale ñoom ñu tàmbalee seeni lettre wone ne sëñ bi moom mën naa dellu si waaye sëñ bi sax moo sàkku nag ndigal ci tubaab bi mooy ndigal yàgg na Sénégal pour ñu daal di koy delloo fi nga xam ne moom mooy Sénégal Syria sàkku ci ñooñu tamit ñu bind nga xam ne mooy gouverneur pour ñu delloo sëñ bi fi nga xam ne moom mooy Sénégal moo tax ci lettre boo xam ne ko bind 6 mars 1907 par le commandant de cercle de Trarza à monsieur le commissaire du gouvernement général de Mauritanie kon commandant cercle moo bind ki nga xam ne mooy commissaire gouvernement général de Mauritanie moom la bind mu ne ko j'ai l'honneur de vous rendre compte que le Cheikh Ahmadou Bamba résidence obligatoire
à Sotelma demande l'autorisation de rentrer au Sénégal kon fii sëñ bi mooy laaj ndigal autorisation pour mën a del Sénégal mu ne ko la conduite de ce marabout influent ne donne lieu à aucune observation de nature à faire ajourner ce projet moo ne sëñ bi mooy commandant cercle Trarza mooy wax ne sëñ bi de li ñu xool ci moom amut lenn rek loo xam ne war naa mën a tax ñu bañ koo delloo mu ne au cas où monsieur le gouverneur du Sénégal croirait devoir prendre cette mesure de clémence en faveur d'Amadou Bamba, la famille de ce dernier, représentée par Cheikh Thioro, Qadi supérieur de Louga, offrirait à l'autorité toutes les garanties qui lui seraient demandées. En fait, kenn nag ne tubaab bi moom def na yërëm na sëñ bi am na yërmande ngir daal di ko yóbbu bàyyi ko mu dellu Sénégal na xam ne famille wu sëñ bi te ki représente di Cheikh Thioro di Qadi supérieur Louga moom de mi ngi jox bépp garantie tubaab bi ci ne lépp luñ wax ne noonu lañu war a doxale dinañ ko doxale Archives du Sénégal dossier Bamba mars 1907 pièce numéro 2 ci boobu ci le commissaire au gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie moom la commandant du cercle de Trarza bindoon moom mu bind nag gouverneur Sénégal ne ko j'ai l'honneur de vous adresser 6 juin la copie d'une lettre de monsieur l'administrateur commandant de cercle de Trarza relative à la demande d'autorisation de rentrer au Sénégal en faveur de Cheikh Ahmadou Bamba xam ne kon mu jël lettre bi ñu ko bindoon yónnee gouverneur du Sénégal boole ci ab lettre mu dellu ci ne ko j'ajouterai que notre ami Cheikh Sidia a renouvelé auprès de moi ses instances pour obtenir sa grâce et qu'il se porte garant pour l'avenir de sa fidélité mu yokkal ci ne Cheikh Sidia moom tamit jël na ne mi ngi garantie ne suñ bawee sëñ bi moom mooy jël garantie boobu noonu ne sëñ bi dina nekk fidèle tubaab bi ba tey commissaire boobu commissaire du gouvernement général en territoire civil daal di xamle ne moom ne sëñ ba fa nekkee ba tey doxinam amul lenn luñ ci mën a reprocher mu ne sax mu ne j'ajouterai que dans la mesure de ses moyens il a rendu des services en Mauritanie en fournissant à diverses reprises tous les secours matériels qu'il pouvait nous prêter qu'en outre son attitude a été très correcte pendant les derniers événements qui ont troublé le Dagant et le Trarza muy dolli ne sëñ bi sax yemuloon ci am attitude boo xam ne bu irréprochable la mais da ci yokku ne dimbali na leen jàppale na leen ci sa ay moyens yoo xam ne c'est des moyens matériels ndaxte biñ ko yóbboo tamit Mauritanie soriwut Sénégal taalibe yu bari dañ ko doon seeti ba mu am na jamono sax ñuy bind am benn lettre bu ñu bind pour bugg koo déplacer nga xam ne bañ amee sax ay problème sëñ bi ci boppam moo leen dimbali ak des moyens matériels xam naa kon lii moo tax kuréelkat daan mu jàmmal naay après fii muy wax ne fi ñu ko denc nag fi mu nekk dafa nekk foo xam ne conditions yi dafa la ba tax dafa xaw a laalaale dafa xaw a amay jeexintal ci wér-gi-yaramu sëñ bi muy wax daal muy sàkku ci gouvernement bi gouverneur général ne ko no bàyyi ak di ko xamal garanti am ne famille am joxe nañ ko ne taalibe yi seen dof dof lu ñu doon def ak yooyu yëpp dinañ ko bàyyi ngir ñu bàyyi ko sëñ bi mu ñëw ndaxte instant yi sax fañ ko denc tamit condition yi la chaque année Mauritanie ba jamono ji sax am na fu ba waa di suñu fa yóbbu soo fa toogee rek ay fan sa wér-gu-yaram mën nga am problème wér-gu-yaram mu biir loolu sàkko tubaab bi ñu koy tuddee archive du Sénégal dossier Bamba mars 1907 pièce numéro 2 ba tubaab bi jotee loolu ci 6 mai 1907 tubaab bi daal décidé pour bàyyi sëñ bi mu dellu si Sénégal mu ne j'ai l'honneur de vous faire connaître en réponse à la demande de réintégration du Sénégal
au Sénégal formulé par Cheikh Ahmadou Bamba que j'ai arrêté. D'accord avec Moussa Lamine de Louga, les lieux de la nouvelle résidence de ce marabout. Un terrain d'une superficie de 4 km² va lui être affecté au village de Thiassine, province du Djolof, cercle de Louga. Ce village, bien pourvu d'eau et offrant de vastes terrains de culture aux environs, est situé à 60 km de Sakal, station de la ligne de chemin de fer à 35 km de Yang Yang, résidence du chef de la province. Je vous serai reconnaissant de Président Bamba de la décision prise de son égard et vous ferez connaître ultérieurement à quelle date il pourra être autorisé à se rendre, à se mettre en route. fii niñ décidé ko dañ delloo sëñ bi Sénégal daal di koy offrir wala boog daal di koy bàyyil ab terrain boo xam ne 4 kilomètres la carré xam mën na faa bàyyi dafa dëkk daal di xamal ne ko mën ngeen xamal sëñ bi ne di dañ ko bàyyi te dañ ko wax kañ la mën a jóge foofu ngir daal di dellu si Sénégal kon noonu ci 1907 ci lañ jël sëñ bi daal di koy delloo si Sénégal ci mujj gi ab dina ñëw ci 1908 ñu lay ko lewoon def ko ne moom mooy résidence surveillée incha allah ci waxtaan bi di ñëw wala boog ci partie ñetteel bi ci foofu lañuy tàmbalee mooy doon dernière étape bi nga xam ne moom mooy relation sëñ bi ak colon bi ginnaaw ba nga xamee ne jóge na Mauritanie. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Cheikhana jazakallahu xeyran wa ahsanallahu ilayka. macha allah yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel mbooleem borom xoxe olu sunna yëpp ya rabbi yàlla fay leen yiw defal leen ak sellal ci biir ak ci biti sellal ci wax ak ci jëf defal ñu ko defal ko bépp jurit di ñaan yàlla mu may ñu defal ñu istiqaama waaye defal ñu tamit at taqwa yàlla nañu ko yàlla defal ya rabbi defal ñu maghfira njéggal lépp luñ jum ci wax mbaa ci jëf waaye mu defal ñu ak qabul di ak nangu lépp luñ rafetal ci jëf mbaa ci wax yàlla nañu ko yàlla nangul te fulal ñu ko ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad assalaamu aleykum wa rahmatullah